أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والله يسمك من الناس mbokk yi ak xarit yi man la Mouhamadul Amin alias King Thiès maa ngi fii Liverpool ci Royaume-Uni bi nekk en repérage fan yi nag gis ngeen maa ngi wër lu bëri sax di tourner ci Royaume-Uni bi di def ay repérage mais avant may tàmbale là je suis en face des Beatles, le groupe légendaire. Vous voyez, la ville de Liverpool a rendu un hommage spectaculaire à ce groupe mythique et légendaire, les Beatles. Yes. Day leen en même temps di rendre hommage nit ñi ci bi ñuy nekk en vie. C'est vrai que Beatles John Lennon moo gaañu mais ay ñoom Paul McCartney ak ay ñoom Ringo Starr ñoom ñëpp ñu ngi fi. So shout out également comme que maa ngi Liverpool dëkku Sadio Mané dëkku El Hadj Diouf dëkku Salif Diao voilà gis ngeen suñu ñetti héros yooyu suñu ñetti gaynde yooyu jot nañ football fii Liverpool. Voilà léegi nag dama bëgg mbokku sénégalais yi ñu waxante dëgg te yàlla tax dama bëgg ñëw wax ci Wally Seck mu toxique mi nga xamante ni la ma doon wax rek di ko artu naan ko xoolal yaa ngi jël sénégalais yi di leen jaxase. Commencé na mbokk yi génn nañ xarit yi génn nañ naafiq yi génn nañ yeneen fenkat yi génn nañ ñiy def appel du pied génn nañ yenn sëriñ yi nga xamante ni fen rek lañ fi nekkee tamit ñëpp génn nañ. Wally Seck ña nga dem porter plainte mais yëfu yabaate la Wally Seck arrêtel sa saale gi ña nga war a porter plainte porter woo leen plainte man mi dama assumer ne sa concert bi nga def ak RTS conspiration la woon yow ak directeur général ba da ngeen war a rendre compte te noonu ñu ko defee lu feeñ kenn du ko jeex taxawaayu ambassadeur nga fa taxaw mais c'est la raison pour laquelle même gars yi buñ la naan sax yow yaay ambassadeur u gars yi wala si nga bokk sax xaw ma foo koy weddee mënu ma ko gis. Hey how are you soldiers yes. waa gis nga dafa am ay femme ndeysaan yu doon romb di shout out c'est vrai que faw mu tourner nag ba am angle bu baax pour mën a am lumière bu baax voilà fii yaakaar naa dina baax voilà léegi Wally Seck mu toxique mi may wax nii mais baat saay bi génn ci concert am bi centenaire mais technicien bi nga xamante ni moo nekkoon foofu Moustapha Diop génn na wax Wally Seck lu muy génnaat di wax il a raté la plus grande occasion de sa vie de se taire mais non muy saale il en a profité pour faire benn sortie di wax ni non nit ñi ñoo koy tooñ que gis ngeen lii nii sax allahu ahlam peut-être sax c'est fait exprès mais dama leen bëgg a xamal ni xool leen lii passé ci ginnaaw ay man du ma dugg sax ay affaire de saag ak ay yeneen affaires yi mais t-shirt bi yéen ñi ñuy porter plainte yam leen ci t-shirt bi rek soxlawul sax ngeen di sori yam leen ci t-shirt bi tout simplement te man nag li may wax rek moom mooy Wally Seck dañ koy corriger on va le corriger mbokk yeeg xarit yi tamit kenn bañul Wally Seck Wally Seck ni mu bokkee ak yéen noonu la bokkee ak sénégalais yëpp te bu fekkee tey jii daa populaire sénégalais yee ka def mu populaire c'est les sénégalais bu doon ay mbokkam kese xëy na ay ñaar ñetti nit a koy xam mais ay sénégalais ya nga xamante ni ñoo ko fonk ñoo ko def mu populaire. dégg naa tamit ci wax ji ñenn ñi naan woy Thione Seck xeex nañ ko liggéey nañ ko ba mu ngi ni dem na après Wally moom di ngeen xam ni moom fii ngeen koy bàyyi Thione Seck dem na mais yàllaa ko yóbbu te Thione Seck li ngeen war a def moom mooy ngeen ñaanal ko yàlla suuf sedd ci bàmmeelam yàlla xaare ko àjjana jéggal ko ay bàkkaaram man mii xam naa ni comme li may wax situation bi bu ko Thione Seck xamee woon nii xëy na jéggalu na ma te nag dootul ñëwati ilaa yawmi diini abadan pour réparer pour jéggalu wala pour réconcilier wu ak ay nit ma gis Wally Seck même ci décès bi au lieu mu jéem cee fexe réconcilier wu ak nit ñi mais non mi ngi ci ay mbiram te comme li may wax polémique yi mi nekk nii seen polémique yi nii moom mooy il réussir nañ ñoom seen mission parce que ils parviennent quand même à
Let it be. Voilà, comme je disais, la ville de Liverpool a rendu un hommage spectaculaire. Let it be, let it be, let it be, well, let it be. Let it be. dama nekk di def vidéo te xam naa dafa nar a metti bu ma naree enregistré lii lépp voilà ma dellu si waat fii pour mën a am lumière bu baax voilà je disais que ni Wally Seck toxique gi mu toxique ah nekk di teg ay dilam arnaque beeg escroquerie beeg blanchiment de capitaux yi man comme li ma wax rek sama événement bi ma amal moom problème ba porté ko ci plainte te maa ngi yàqamti xaar suñu procès incha allahu rabbi sama avocat ci boppam damay foog moom des fois di ko wax naan ko non saa waay bu ñu yeggee ci procès bi yow bul wax je sais me défendre on va faire parler le droit et la loi sera appliquée incha allahu rabbi you see procès bi rek laa yàqamti man des fois nga dégg benn sëriñ génn taxaw ne way xale bi doomu jàmbur la kenn mënulu ko dara dafay dem waaye yéen ñi nga xamante ni dañoo am ak Wally Seck problème ba porté ko plainte xam ni Wally dafay fen waaye yéen automatiquement ay fenkat ngeen di nekk ngeen naan ay sëriñ di def ay appel du pied yéen ñenn ñi ci presse bi tamit nekk fa di taggaateeg di saale mais non mais arrêté leen naafeq gi yàlla bëggul naafeq te naafeq yi nag dañoo am demeure de seen demeure xam nga mooy fan yàlla wax na ko bëgguma ci topp ndax bëgg naa ñëpp dem àjjana mais noonu la ko yàlla waxee de moytu leen mais yéen xanaa nit ñi bu ñuy génn àdduna sax war nañ leen jàngal ni fii kenn du fi des boole ci man dama gisul popularité bii ngeen di wax nii par rapport ak Wally Seck mel ni yéen nit ñi dañuy doog a gis lu mel nii mais ñaata artiste ñoo fi nekk wala ñaata célébrité fii ma nekk nii Liverpool bi ba mu fi ñëwee ba léegi fu ma romb foo jógee Sénégal Sadio Mané El Hadj Diouf ñooñu lañ lay wax Sadio Mané démb rek am na benn boutique bu ma dugg ndeysaan benn Nigérien bu tudd Mouhamed ne ma fan nga jógee ma ne ko Sénégal mu ne ma Sadio Mané ba noppi génneel ma benn photo ne ma chaque vendredi ci masjid bi da koy gis bu nekkee fii ci jumaa ji ñoo jullee ndoo jumaa ba photo woog moom Sadio Mané exemple la sama goro góor gi si Dieng tamit gis ngeen ni muy œuvre ñooñu man laay demande jeunesse bi ñu suivre leen Wally Seck man ba ma ko gisee mu jël t-shirt bi sol ko laa ne kii xoolal su mil naa ko sàppo kii pare na pour engager lu nekk lu fël sur terre rek dina ko engager ndax xoolal àdduna rek lay wër boole ji dañ leen bëgg a gëmloo ni mais xaalis ku ko am da ngaa réussir mais loolu ay fen la réussite elle est relative la réussite man de sama dignité ak sama ngor ñooy sama richesse te xoolal macha allah alhamdulilah j'ai réussi ma vie mais yéen sàcckat yi ñoom Pablo Escobar ay ba mën naa fi lim tellement de trafiquants ya nga xamante ne dañoo am ay fondation def lu baax rek la ñuy def di rey nit ñi di sàcc di jaay drogue di jaay doole mais teewul ci lu baax rek la ñuy def ngeen bëgg ñu fatt ci seen jeu yi ngeen nekk nii Sénégal est devenu un pays de merde grâce à des gens yi nga xamante ni mais ci naaféqisme rek la ñuy dox cette rakaay kii Racine déggal ma naan kii sax Wally Seck sax moom mooy chefu rakaay yi communication toujours mu ngi xool nu muy jéem a dribbler nit ñi toujours mu ngi jéem a fexe nu muy occuper actualité bi ak des bêtises
nit ñi war a taxaw wax dëgg ñenn ñi nekk fi naan ay tey dañ kaa tooñ ak jàppal bàyyil hey ay cat rek la tout simplement ci lu mu dugg après ay coow am ci mais c'est malheureux ngeen teg ci seen bët ne doo leen ko wax am na kenn ku ma dégg mu nekk États-Unis la xaw ma souvent moo leen di défendre moom mu ne wéy ci coowu t-shirt bi si lay doog a xam sax drapeau yi lan lay signifier ci ku nekk États-Unis ah boole ci lu feeñ doo leen jël ngeen ne ko ah ok saa waay kat bu yàggee nag yow nga bëgg ku ñëpp tuf li nga tooy te da ngaa bëri looy génn ci mbir yi mais non fa ngeen di nekk di ko tagg ak di ko jay je rappelle que ci fansam yi am na ña nga xamante ni ñu jub lañ ñu dëggu lañ ña nga xamante ni dañ koy wax dëgg dañu bëgg musique am mais ay li muy dem di def ci ay action ñoom seen yoon nekku ci xoolal par exemple li ma doon wax par rapport ak Thione Seck comme quoi que ni gars yi naan ay ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon di ko xeex Thione Seck kenn xeexu ko woon moom plan de marketing am la yor noonu la doon élaborer noonu la doon œuvrer you know te Thione Seck moom yéex na démarrer carrière moderne am sax moom musique traditionnelle la gënoon di def moo tax la plupart du temps ñi ko jiitu ci musique moderne bi ñoom ñoo ko gën a ibbeeku après ci international bi ah mais ngeen nekk fi naan ay léegi doom ji la ñu bëgg a jël ak dañoo bëgg a changer ak dañ ko Wally on va le corriger xale bu ndaw la bu fekkee sénégalais yi dañoo bëgg mu nekk un géant non du yoon bii la jël de balaa maa dee nag ñenn ñi wala yenn sëriñ ñi naan ay Wally kenn du ko téye day dem na dem yoon baa ngi noonu na dem yoonu Wally Seck kan moo fa bëgg a jaar kan moo bëgg a jaar ci yoon ba nga xamante ne ay tisatu gars yi ngay sol te la plupart du temps dama leen di wax ngir yàlla yéen ñii ñu ngi réussir seen polémique lii la ñu soxla polémique yi boole ci ngeen di illustrer boo leen di illustrer jël drapeau bi teg ko partout ci site yi di ko wane ci télé bi di ci wax saasu ne ba tur bi ngeen di tudd yéen ñoom réussir nañ seen mission bu yàgg fàttewu ma leen nag xam nga dama waxoon dinaa leen porter plainte tey bu ma leen di porter plainte ci Jamra laay dem porter leen fa plainte gis nga lii yàlla di def Wally Seck déclenché na la nga xamante ni après sénégalais yi koy kookali te j'espère que dina dem porter ji plainte sénégalais yëpp ndax li muy def fii dafa nekk fàng ne gàññ ñeneen ñi tamit balaa maa dee ñu naan Wally taalibe la Baye Fall la Baye Fall ni Wally Seck lay mel wala taalibe murit Serigne Touba dafa soxla taalibe bu mel ni Wally Seck non Serigne Touba soxlawul taalibe bu mel ni Wally Seck ñuuxit la comme ni que live man bi Moussa Camara di waxee te gis nga même foofu sax naa ci def benn pont xoolal rek Sénégal cette racaille bi may wax moo nekk ci religion bi nekk ci politique yi nekk un peu partout xoolal Alaaji Moussa Camara boobu man toog naa 1 an ñu may wax waa doo déglu kii li muy wax pourtant dafa pertinent ak affaire yooyu ma ne non man ñuy saaga moom mënuma leen déglu sérieusement boole ci sax man damaa amul jot du may live yi sax man duma koy seetaan you know ba benn jour ma dégg ko muy wax di laajte ay question mais coow leeg saaga yi daal bëri lool ma woo sam benn xarit ma jéem ko numéro bi mu def ci page am ma woote ci woote jëlul ma woo sam benn xarit bu nekk Amérique heureusement parce que dama gis dañu nekk ami en commun ci Facebook mu jox ma numéro ma woo ko parce que man par exemple tey jii man jekk naa nekkoon ka nga xamante ni mën naay nekk di saaga Sénégal te du mujj fenn parce que xam nga ndax lan man on m'a arnaqué escroqué ma ñu ne déeta waaye on a voulu m'assassiner sénégalais yi dañuy créer ay frustré du ma ne ay rebelle de mais ay révolutionnaire la ñuy créer Moussa Camara ma ne ko mais saa waay yow sa saaga yi ngay saaga nii garaaw na de waa nu mu demee noonu mu ne moom murit la woon waaye dafa toog di laaj ay question pendant des weer di laaj ay question par rapport ak jaar-jaaru Serigne Touba par rapport ak histoire Serigne Touba comme li may wax rek les ñooxit ñi nga xamante ni Serigne Touba soxlawu leen ñooy génn naan duñ ko tontu mais dañuy ñëw di ko saaga ndey yamuñu ci saaga yi nee nañ papaam ak yaayam yëpp dañu génn àdduna moom la ñu topp di saaga moom it pour les atteindre day dem nee na jaar ci seen sëriñ yi ñi ñu gën a fonk ñu leen di saaga gis ngeen rakaay bi comme yi ma leen di wax ni yi ñuy créé Serigne Touba nga xamante ni
lim fi def mi ngi ne gàññ jàngal na nit ñi bàññal na ñu diine ba ci julli bi muy julli ci géej gi mais non du woon dafa doon dosé wala dafa doon def miracle wala muy jaay muy wane spectacle xam nga lu mu doon dëggal huwallaahu lazi laa ilaaha illaa huwa waxtu julli rek la doon dëggal te bu ñu leen naan tamit sëriñ yi dañ leen di texeel mais texe bi mooy ñoom li ñu bind ba fi li ñuy jàngale mais bu fekkee topp nga ci foofu ngay texee boobu ba léegi est-ce que da ngeen mës a gis nit génn àdduna sëriñam ànd ak moom ci suuf nit ñi di ko gis muy dem na da koy teewlu bu naqee rek mu naqari yegsee non you know léegi dem ngeen ba comme li ma leen di wax nii bu ñu demee ba sëriñ si ñu leen di saaga cette racaille qui est derrière te xoolal rek man ñaata Tuubaa ngay dugg ay xale yu ndaw ñooy mokkal alxuraan nekk ci xasida si macha allah sérieusement Sénégal war nañu xoolaat suñu taxawaay naafeq yi nag comme li ma la wax ñoo fees léegi ci presse bi fees ci média yi fees ci même ñiy jël des fois di def yenn intervention yi mais c'est vraiment désolant te kenn du ko wax kenn du ci wax nit ñi bu ñu génnee di wax rek ku la gën a naafeq nga ne kii la boole ci nit ba nga xamante ne nee nga yow mosoo xam drapeau bi lu muy signifier yow ban da nga am pour joxe commentaire wala ngay analyser devant les faits ay intention est-ce que dafay taxaw non je suis désolé devant les faits accomplis ay intention taxawu fa te amul kenn ci yéen ku mën a mesurer ay intention Wally Seck xam naa bu ma demee Londres dinaa defaat beneen vidéo incha allahu rabbi gis ngeen maa ngi leen doon wax tamit Racine Talla ak directeur des ressources humaines am boobu RTS dañoo am nervi bu ñu engagé nervi bi woowoon na ba di ma menacé fan yi yëpp nag mi ngi may topp di ma jéem a woo xam naa peut-être c'est pour m'insulter wala damaa nekkul Sénégal rek moo tax ngay bandilu xam nga man comme li may wax maa gënoon mën a ni ma dëkkee ci dëkk bi créer ay représailles ay xeex ak yooyu mais man kuy bandilu du ma la boole wax du ma ci boole wax bu ma la yóbbee kanamu justice wala ci kanamu police foofu laay xool sa guerrier yow Madien Diagne sa chauffeur nervi de la RTS bi ñu yónni ngay continuer di ma woo hey man je suis pas ton ami je te fréquente pas j'ai pas ton numéro ne m'appelle pas on n'a rien à se dire yow demal nga taxaw police lijjanti sa plainte bi ma lay plainte foofu et puis après tu nous diras également comme que mënoo bind dañ lay bindal nga nekk ci Facebook bi di saaga nit ñi tout ça tu vas devoir rendre compte incha allah rabbi ay autorités yu ñàkk fayda di yónni waate Madien boobu j'ai même des vidéos yi nga xamante ne mooy nekk di perturber syndicats yi bu ñuy def seen ay réunion ak yooyu chef d'unité lañ ko nommé pour neexal ko mais gis nga affaire de t-shirt bii ma leen di wax nii bu Wally Seck bi bàyyiwuñ ko de te Jamra bu yeboo ngeen préparé woon ndax maa ngi pare pétition bi incha allahu rabbi il faut devoir rendre compte Racine Talla ak Wally Seck te yéen mais bàyyi leen Wally Seck rek ngeen di wax ci mbir mi Racine Talla anamu ak RTS dañu war a rendre compte conspiration bi dafa leer naññ c'est clair et net lu jeex encore une fois kenn du ko lu feeñ kenn du ko jeex kenn dinaa leen nettali benn affaire man macha allah am naa vécu fekke naa lu bëri toujours damay ñëw ci popularité Wally Seck bi ngeen di wax nii rek bëgg a ñàngul bi ñu nekkee booy man bi ma nekkee xale dañ ma doon yóbbu stade may dem di seetaani ji ay match Casa Sport Jeanne d'Arc Jaraaf Police Douane Cité Port ainsi de suite toutes ces stars de l'époque les Baba Touré Thierno Youm Omar Gueye Sène Roger Mendy Bokandé mais c'était spectaculaire championnat Sénégal bi c'était énorme Roger Mendy dem na fi ba jël fi coupe de la France bi mu nekkee Monaco jël bal bi signal ko Mitterrand Sadio Mané fii mu nekk nii xanaa ñoom seen stade bii ñuy football rek bii ñu nekk fii ci dëkk bi rek mais c'est plus de normal c'est plus de 50 et quelques ou je sais pas 40 et quelques mille spectateurs ñaata match la ñuy football ak ñaata yoon la ñuy wër ci àdduna bi di football ñu xam leen fépp est-ce que mës lañ leen dégg ci ay coow ba ci làmb ji ay ñoom Tyson ay ñoom Balla Gaye Moustapha Gueye innovation yi ñëw indi ci làmb bi Modou Lo engouement yooyu noonu mais est-ce que ñooñu dégg ngeen leen wala ñu gis leen ci yooyu ngeen nekk fi fatt nit ñi rek ay Wally day dem kenn du ko téye te Wally xool toj Sénégal Gambie Mauritanie rek la ko gaa yi xam
Cap-Vert Guinée Mali rek xamuñu ko il n'est pas mais non bu leen déconné léegi nag ñëpp mën nañ ko ñaanal mu am carrière bu international mais carrière bu international comportement la àndul ak ay arnaque àndul ak ay conspiration àndul ak ay fen àndul ak ay sàcc never ever man nag gis nga comme li may wax événement bële nga xam ne ak ay ñoom Edmond Benoît Sadio nga xamante ni trafic de visa bu leer naññ bi fee yeeg lépp moom mat na sëkk man procès bi rek laay xaar incha allahu rabbi wàcce leen et nag wàcce bi xoolal soxlawu ñu yóbbu kenn prison mais dañ leen di yar exposer leen en même temps parce que doo leen ay référence jamais never ever waaw sama gars yi c'était juste une petite vidéo ba nga xamante ni bëggoon naa partager ak yéen situation bi Sénégal yàlla nañu yàlla teggil naafeq yi nag gis nga comme li ma leen ko waxee nii di ngeen dee te nag dee amul ay app du 100 ans du da nga am 5 ans du da nga am 10 ans te wallahi wal azim àdduna bu éphémère bi jarul kenn di ci rey boppam la vie éternelle c'est de l'autre côté et c'est là où ça va se passer mais pas fii ku fi génn àdduna tu pourras jamais retourner demander pardon tu pourras jamais retourner pour wax da ngay rectifier wala da ngay régler quoi que ce soit yam leen nekk leen nit et puis Sénégal ñu teg ko ci dëgg man la Guin Thieuss depuis Liverpool maa ngi leen di ziar naarun nuurun ala nuurin yahdi allahu li nuurihi man yashaahu wallahu bi kulli shay'in alim jërëjëf